ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant sunu Serigne Babacar Sy ñu nuyu ñëpp di leen ziar jiital ci nuyoo bi kilifa yi nga xamante ni tey ñu jiite xadaratul malikiya bi di la xalif général de Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour ak porte-parole am Serigne Pape Malick Sy ñu jël nuyoo bi jàllale ko ci ñaar noonu ñu jotalal ñu ko mboolem njabootu Seydi Hadji Malick gi ñuy wax rek ci turu COSCAS di wax ci turu jeunesse COSCAS li nga xamante ni tey ñoo fi nekk ngir waajal li nga xamante ni moo jëm ci assemblée générale bi nga xamante ni moom la ñuy waajal le 30 ñu am ci Tivaouane à partir de 9h sous la présidence de Serigne Pape Malick Sy, porte-parole de la famille Sy, et le président national Mame Ousmane Samb ak mboolem les présidents de commission ak mboolem section yi ñu rappelé leen ko di leen ko fàttali mais surtout nag li tax ñu lancé message bi mooy di sàkku mboolem kuy njaboot rek mu ñëw teewe ko ndax kat COSCAS dañu wax ni moo jóge ci xadara bi ñëw ci njaboot yi bokkul ak daayira yi nga xamante ni njaboot yi ñoo créé seen daayira xëy dem Tivaouane xool ku leen doy mu jox leen tur COSCAS nag xadara bi ñoo ko xalaat saytu ko ci pensée wu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy ak tax ay Serigne Abdou ak ñaan yi nga xamante ni maam Abdou la fi fekkoon ci 68 ñu sos ko jox ko njaboot yi ñu approprier ko loolu di dox ba tey Serigne Pape Malick Sy bi nga xamante ni tey mooy le porte-parole de la famille ñëw di ko présider comme ni ko magam yu baax yi daan def di ñaan yàlla mu yokk seen leer muy Serigne Abdoul Aziz Al Amine yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem ndax li ñuy def yëpp c'est pour continuer li nga xamante ni moom la fi bàyyi donc ñu bàyyi ko xel waajal ko bu ñu demee déglu kilifa yi ñu jox ñu compte rendu yi nga xamante ni moo jëm ci taxawaayu liggéey yi passé déglu leen ñu jox ñu les perspectives yi nga xamante ni ci la ñu jëm déglu leen tam ñu jox ñu les orientations yi nga xamante ni mooy bàyyee ko ci xadara bi waaye tàllal leen suñu loxo yeeg ndax ñu ñaanal ñu ngir lépp loo xamante ni ñu ngi ciy dugg ak lépp loo xamante ni ñu ngi koy def mu ànd ak barke loolu moo nekk li nga xamante ni bëggoon nañ ko lancer di jox taalibe yëpp njaboot yëpp rawatina les membres yi nga xamante ni ñoo bokk ci biir COSCAS ñu ñëw en tenue répondre à l'appel bi nga xamante ni moom la kilifa yi woote waaye surtout nag bu ñu demee ñu déglu leen te jëfe li nga xamante ni moom mooy seen kàddu jëm ci taxawaay yi nga xamante ni war na am ci mawlud bi nga xamante ni ci lañ jëm ndax El Hadj Malick gàmmu la fi bàyyi nekk loo xamante ni lu rëy la nekk loo xamante ni chance la mu jagleel ko ay njabootam mu dem bàyyi ko doomam ju baax ji Serigne Babacar Sy mu def ci taxawaay yu rafet yi mu ci def ba mu gën a yaatu di dem bàyyi fi rakkam ju baax ja Moulay Abdoul Aziz yàlla yàlla yokk leeram moom it mu taxaw ni ko waree dem bàyyi fi borom daara ji mu taxaw dem bàyyi fi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy mu jëloon lépp teg ko ci loxo ki nga xamante ni moo doon la personne morale de li nga xamante ni mooy COSCAS daan ci cotiser daan ci taxaw bokk na ci wax yu mujj wax moom Serigne Abdou daal nekk COSCAS bakkanam la ci teg parce que xam na ni Cheikh mi ko initié fonkoon na ko ñaan yi ca jiitu yi xam na ni lu barkeel la luy jën kanam kon ñu ngi jox ñëpp rendez-vous ñu ñëw fekkee li nga xamante ni mooy am ci Tivaouane le dimanche 30 à partir de 9h bëgguñu kenn tardé ndax sa kilifa warul a xaar yaa ko war a xaar te ku ne xam ne Serigne Pape Malick ku ponctuel la ci wàllu waxtu responsable yéen fa bàyyi tam ñu ponctuel lañ ci wàllu waxtu kon ñu bàyyi ko xel ñun njaboot yi ñu dem xaar kilifa yi moo gën kilifa yi duñu xaar loolu ñu bàyyi ko xel di jox ñëpp rendez-vous dimanche à partir de 9h da fekk ñëpp ñu taxaw ndax loolu la xadara bi laaj loolu moo doon kaddu yi ñu wax ko ci turu jeunesse COSCAS yëpp di woo toute la jeunesse ñu ñëw teewe assemblée générale bi ngir jël li nga xamante ni mooy kaddu xadara bi mun ko dem appliquer à la base ngir wàcc ay mawlud bi ñu jëm yàlla na si yàlla def ndam yàlla def ci sutura yàlla def ci barke Serigne Babacar Sy loolu moo doon kaddu yi wasalaam. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokku taalibe yi mbokku jullit yi mbokku sympathisants yi rawatina membre COSCAS yi
dañu dikk di dimbali ko jumtukaay gi ngir woote jëm ci assemblée générale bi ñuy organiser le 30 septembre incha allahu taala ci auditorium Cheikh Seydi Aboubacar Sy ci Tivaouane. comme ni ngeen ko xamee gàmmu gi ñëw na ba noppi te ci agenda wu préparation bi daf si bokk ñëpp ñi nga xam ni daf leen concerné exécution préparation exécution évaluation événement bi yëpp war di daje. yàlla dogal ci wàllu COSCAS bureau bi national daje na conseil national daje mu des nag ci programme bi ñu def assemblée générale boo xam ni ñaari objectif lay am bi ci jiitu mooy ñu def évaluation bu ngeen ko seetloo dañ daan gàmmu rek toog juróom benn weer def évaluation waaye itam dafa daan biaisé ndax daawul fekk matuwaay yi war a dugg yëpp dugg ci section yi war a verser seen carnet jot impact dépense yi ñu war a def yëpp ñu ne woon nañu bàyyi ba fin d'année ñuy tenir assemblée def ko de bilan mais aussi defaale boole walla ci perspective lu waajal gàmmu gi loolu nag dëppoo nañ ci woon ak kilifa yi ba yàlla dogal ñu jàpp le 30 incha allah mu war a concerner nag non seulement bureau national ak conseil national bi regroupé bureau national ak bureau section yëpp mais surtout assemblée bi concerner l'ensemble des membres actifs yi nga xam ne ci seen loos la aju organisation gàmmu gi. Sëriñ Abdou nag radiyallahu taala anhu daf daan wax ni ay mbokk li ñu bokk buñ ko noppee di waxtaane lëf ko mën na yàqu seen loxo comme dañu jëm ci organiser événement bu mag boobu dafay laaj lu nekk ñu waxtaane ko déglu déjà kilifa yi at mu jot nuñ ko den defax Sëriñ Abdou mu wax ñu ni mu bëggee gàmmu gi doxe ak la mu ci déggoo ak i kilifaam ren jii nag comme daaw ni ko sëñ Baye Malick defe woon moom mi yor kàddu xalifa bi yor kàddu kër gi dana ñëw wax ñu ñoom naka la ñu décider ngir gàmmu gi ñu taxawoo ko noonu gannaaw seen kàddu bu jibee nag li des mooy ñun itam nu waxtaan ci sunu discipline bi ñu war a am waxtaan nit ci ku nekk lan moo la war ak niñ ko bëggee at mu jot ak ay réalité am te réalité yooyu it foog ñu di ko tenir en compte moo tax am na ci wàll yu bari ci wàllu liggéey wi woo xam ne dina am tuuti soppeeku te la gën nag mooy ñun ñu waxtaane ko loolu nag bu amee fañ koy waxtaane képp ku mu concerné bu dul ngànt lu mag a mag a mag da nga war a ñëw fekki ko moo tax ñu yëkkati suñu kàddu vraiment di woo président section yëpp di woo seen bureau mais di woo bépp membre actif ak foo mën nekk nga ñëw fekke assemblée bi dem ziyaare Tivaouane waaye tamit déglu recommandation ak orientation ba kilifa yi joxe ak recommandation yi bureau national di joxe jël nañ ci nag ay matuwaay dina am soppeeku tuuti waaye yooyu yëpp dafay laaj ñun ñëpp ñu fekke ko taataan ko noonu ko daan defeek Mawlaay Abdoul Aziz Al Amin di ñaan kon ci suñu kàddu vraiment ñi ngi woo ñëpp ku amul ngànt daal lu biir nga def effort ñëw wuy ci assemblée boobu nu waxtaane lii nga xam ne mooy yéwénal santaane Cheikh Seydil Hadji Malick nit ñi waajal ko xam ngeen ne tenue yi dañ koy changer normalement membre bu nekk jot na ko loolu yëpp nag la sa aju dañ ko war a waxtaane programme bi ni gàmmu war a tëdd dañ ko war a waxtaane changement yi am ci niveau organisation bi dañ ko war a waxtaane comme ñun ñoo defoon engagement nag ku nekk war na ñëw déglu engagement ba nga def li nga xam ne moo ko sous-tendre war nga ñëw déglu ko ca ña nga ko war a dégloo soo defee kon ñu ngi yeesalaat di woo ñëpp di leen convier ci assemblée boobu di ci woo it l'ensemble des présidents de fédération ak les présidents de daïra ndax itam dëgg la am na ay membres actifs mais am na ay membres de soutien te it
li kilifa yi daan wax rek Tiwaawan moom bépp prétexte bu jar nit dem fa rek prétexte bu baax la ndax dina fekk nga yeesalaat sa ziyaara ci sa sëriñ teewalaat sa jëmm ci barab ba waaye itam dégluwaale waxtaan woo xam ne ñun ñëpp la concerné boo defee ñu ñëw nañu daan ñëwee bañ fàtte suñu ñetti valeur yi nga xam ni mooy suñu étendard mooy foi, discipline ak discrétion. Foi bi kenn mënu ko juger ndax ku nekk yaa xam mais discipline bi mën nañ ko quantifier mën nañ ko évaluer loolu nag premier acte de discipline mooy ñu woola ci li nga engagé nga wuyu si waaw luñ fa jële it ña mu concerné wul mu bañ leen concerné yow mi mu concerné nga xam ne dañ la sas action loo war a ëmb action boo war a def boo defee loolu ñu ngi siy insister bu baax di ñaan yàlla nañ ko fekke te yàlla nañ ko tal préparation gàmmu gi ubbi na bu yàgg tournée yi si la bokk confectionner carte de souscription yi si la bokk war a defar tenue distribuer ko si la bokk tenir CDD si la bokk yàlla dogal na tenir nañ ko le 25 passé kon li des mooy ñëpp xam ne nous sommes de plein pied dans l'organisation loolu nag gàmmu kenn mënu ko organiser si benn weer wala ñaari weer daanaka fu juróomi weer dese rek yëpp commencé na moo tax ñu ñaan daal ñëpp ñëw ñu waxtaanee lépp luy yéwénal gàmmu gi ak lépp loo xam ni dina ko rafetal te di ci dàq la ci Seydi Hadji Malick ragaloon te mooy lépp luy tax mu xajam loolu nag ci ñu waxtaane ko rek lay mën a jube di ñaan kon jeunesse bi surtout ni leen ko sëñ Abdou daan ñaane vraiment ñu ñëw taxawu seen héritage taxawu xalifa bi sëñ Mbaye Sy Mansour taxawu tam sëriñ Pape Malick mi nga xam ni moom la ñu sëriñ Abdou bàyyil rassurer leen pour wan leen ni ñun ndawi xadara bi taxaw nañ temm pour servir de mouvement d'avant-garde ni ko sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si santé woon loolu nag occasion la si assemblée bi ñun ñëpp ñu ñëwaat répondre présent pour gën a confirmer gën a affirmer suñu engagement ak suñu appartenance ci cause bu mag bi nga xam ni la ca sëñ Babacar Sy wax rek ne bariyaana wakam unaasin tamannaw bis suluki ala uslubihi maa qada ko defee nag mbir bu fekkente ni aw nit a nga doon sàkku bokk si te yàlla dogalu ko si ñoom yow nga xëy bokk si am na ñu si bokk ñoo xam ne sax daanaka dañ leen ca jur bañ leen cay jur yëguñu ko bañ leen ca juree ba noppit ba ñu duggee sa mbir ma jëppiw ñu ñi leen ci dugal ndax itam mënoon nañ ci dugg gis lu lënt seen xel wala seen xol waaye dañ leen ci jur ñu dugg si te bi ñu xàmmee it jëppiw ñu ñi leen ca dugal te mooy xadara bi mooy tarixa bi mooy diine l'islam loolu nag ku nekk da nga ko war a xam di ko dundal saa bu nekk bañ a takku rek takkaay bu kenn mën la fecc te jamono bii moom ku amul fayda tuuti ñu tekki sa takkaay ndax jamono wax bu jotee te ñu bari li ñuy wax xamuñ ca dara boo dëgërul tuuti lu nekk nga koy jële fa nga ko war a jële boo wattul daa ñàkk sa pas-pas te sëriñ Cheikh radiyallahu taala anhu dafa laajoon sëñ Babacar Sy li ñuy tuddee dog si tarixa bi wala pas-pas bu commencé fecceeku nees koy xame mu ne ko bokk na si manifestation yi day mooy soo demee ba li nga ragaloon par révérence nga xëy ñemeñ ko li nga ragaloon wax par révérence la nga ragaloon a bañ a teew par révérence boo demee ba di ko wuute te révérend te doo tiit sañ ko soo demee ba di ko wax te di ko sañ nee na loolu day màndarga la ci pas-pas bu fecceeku màndarga la ci jëloon werd xëy dog ci tarixa bi yàlla nañ ci yàlla musal loo defee kon nag ñu bañ a xeeb dara xam ne na ko Seydi Hadji Malick waxoon rek la mu sa bëggoon mooy ñëpp texe te ku liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa nga ñaxal ko ci barkeem ak
lu ko yàlla may daa texe moo tax mu sumb lu yonent bi moom ci biir moom ko ci biti fexe ba bu jotee ñun ñëpp ñu di si tuur suñu ñax yal nañu ko yàlla nangul te sàmmal ñu suñuy pas-pas sàmmal ñu suñuy engagement waaw pas-pas yi bañ a rëngi-rëngi waaw ngis kal bañ ko lal li mag ñi ne duna taxayurin wala ta zalzuli wala ta xarrufin wala ta badduli waaw su ko defee kon nag ñun ñëpp ñu takku daje Tiwaawan incha allahu taala le 30 9h fekk fa ñëpp ñu teel a waxtaane li ñuy waxtaane yewiwaat ñëpp ci teewaayu Serigne Baye Malick Sy yàlla na yàlla dëgëral ko si ndigalu Serigne Baye Sy Mansour yàlla na yàlla taxawu ko taxawu kër Seydi Hadji Malick yëpp ak njaboot ga fa sëñ Abdou Baye nga xam ne ñoom itam ñu ngi takku mel ni ñoom sëñ Babacar ku mel ni ñoom sëñ Moustapha ku mel ni ñoom Serigne Cheikh seen mag sëñ Mansour ñoom itam gis ngeen fa leen waajur yi tegoon ña nga fa takku ñoom itam di ñas comme ñun su ko defee ñu dem waxtaane li nga xam ni ki ko yoroon wan nañu ñor gu mu ko ñor yàlla na yàlla yokkale rek muy Serigne Abdou su ko defee pour sa mémoire dara warta tàdd pour sa mémoire dara warta soxe pour sa mémoire dara warta lëndëm loolu nag responsabilité la bu ñu bokk ñun ñëpp war a taxaw temm ca la mënu daan ñaax bés bi jot service bi bañ taxaw tarixa bi taxaw l'islam taxaw suñu réew yooyu yëpp yàgg nañ toog dégg mu di ñu ci soññi te loolu nag mooy màndargam taalibe yàlla nañ ko yàlla jàppandal soo defee di sàkku yàlla nañ ko fekkee jàmm waaye daal ñu ngi yëkki suñu kàddu ngir woo ñëpp baaluñu ko kenn ku ko mën rawatina ku nekk membre actif yàlla na yàlla dimbali ñëpp ñu ñëw ak jàmm fekkee ak jàmm dellusi ak jàmm carnet yi ci section yi ñëpp na ci ñëpp taxaw ñu financé gàmm gi nañ ko daan defee ànd ak sutura yàlla na ko ci yàlla dolli kàddu yooyu rek lañ bëggoon yëkkati di leen sant di leen ndokkeel ci xew-xew yi ñu génn di leen baalu àq ci at mu bees mi di ñaan yàlla ñu gàmmu ci jàmm génn ci jàmm dugg ci at mi ci jàmm fekkee njeexital la ak jàmm ànd ak sutura yàlla nañ ko yàlla boole ci barke Cheikh Seydou Aboubacar Sy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu